am mbégte lool di yeggali suñu émission ginnaaw bu ñu xewloo ba pare macha allah ñu ngi kër Iphigénie gis ngeen sànq li doxoon suñu digg ak moom ci lu jëm ci wàllum spécialité am wala lenn ci ay spécialité am muy togg muy faral nag di togg ci cérémonie yu bëri occasion yu bëri festivité yu bëri ñu koy consulter à ce que mu leen di gérer li nga xam ne moom mooy restauration mais aussi on rappelle que Iphigénie dafay yëngu ci li nga xamante ni mooy ñaw bu ngeen gisee ku ma ki ma sañseel tey teew mag couture ñoom ñoo ma sañseel Iphigénie moo ma sañseel donc loolu bokk na ci pàcc yi nga xamante ni da ko yëngu alors dañuy sans plus tarder dañuy sóobu ci li nga xamante ni mooy suñu waxtaan yu war a dox suñu digg ak moom ngir mën a xam nag dëgg jëm ji ñu toggal mooy kan excusez-moi ginnaaw bu ñu nuyoowaatee Iphigénie ñi ngi lay laaj bu ñu bëggee xam Iphigénie dëgg-dëgg wala mu tënkal ñu Iphigénie mooy kan lan nga ñuy wax. di nuyuwaat rek àddina yi di sant yàlla bu baax suñu borom action de grâce Iphigénie nekk na jigéen boo xamante ne c'est une grande dame une battante koo xamante ne bëggul tàllal loxo damay ñaan yàlla mu may ma fan bu gudd ak wér rek ku am yërmande tamit laa tey jii mën naa yor sama alal nga di ko xëccoog man sax ma jox la ko toog loolu du dara sax Iphigénie daal nekk na koo xamante ne liggéeykat la maa ngi yëngu nag ci wàll bu nekk loo gis ne daal maa ngi ci mën a yëngu di ci liggéey rek maa ngi koy def ci loo xamante ni ci lu baax. alors sa ndorteelu fecc fan la nan la virus bi duggee kan moo la ko piqué ak foo ñu ko dal. Sall Dieng Sall maa ngi koy ziar bu baax mu ngi ba Espagne Adama Dieng mu nekk koo xamante ne ku am yërmande ku xolam yaatu itam ci li muy def ñu ngi dëkkoon Parcelles may dem di seetaan seen répétition boobu ñu ngi woon ballet perdien et ça nous paie à son âme su ñëwee may dem répétition di leen seetaan ba nga xamante ne yi fi daal commencé na ma dugg boobu nag depuis bas âge affaire yi duggoon na ma aar bi mais ñeme ma koon parce que ku dégg Iphigénie xam ne ci famille catholique la juddoo te vraiment ñun chrétienne en général dañuy bañ yu bëri. surtout waaw dañuy bañ yu bëri dañuy yemale suñu ay doom duñu bëgg muy dugg ci yenn yi ba nga xamante ne dama ragaloon fësal sama aar. bi ma bàyyi jàng nag ma ne sama yaay dama bëgg a dem école des arts pour def dessin parce que dessin laa commencé woon. sama yaay ne ma xam naa la boo demee école des arts doo yem ci dessin di nga théâtre di nga fecc. ma d'accord ci lu mu ànd ci li mu wax ci lu ma dugal couture may def couture ba am diplôme mais malheureusement exercé wu ma ko parce que du woon loo xamante ne moom laa bëggoon léegi nag bi ma tasee ak Adama Dieng ndeysaan di dem seen répétition di ko seetaan yàlla def ma ne ko man dama bëgg a fecc ah soo ko bëggee rek nga ñëw ma jàngal la ma ne ko waaye lii lu metti de mu ne moo ko bëggee lu metti ndeysaan Dieng Sall def ci man loo xamante ne mënuma ko fay yàlla rek laa koy bàyyi mu fay te yaayam ànd ci itam ndax yaayam chaque jour maa ngi diggante ak moom def may ñaanal bay jooy mercredi yan na ko yàlla guddal ay fanam yan na ko yàlla wéral cërëb daf may ñaanal bay jooy virus bi daal noonu la duggee ci man. depuis combien d'années yaa ngi fecc. depuis 2000 maa ngi fecc. depuis 2000 ça fait 22 ans déjà. maa ngi fecc. diggante bi ginnaaw ki nga xamante ni moo la piqûre ba xol bi nekk ci li nga xamante ni mooy fecc kan nga ci gis wala kan nga si mos a dajeel ginnaaw kooku noonu mu yéem la trop ci li muy fecc. benn paa bu ñu doon wax Limba Diallo. paix à son âme également. ma nekkee Adama Dieng ñuy mbapat ma nag moom bale bu mu dem yóbbu ma fa. ñuy mbapat di mbapat ba yegg bale Mansour Gueye man ak Adama Dieng. Limba Diallo nekk malien
nekk foofu def ci ñun loo xamante ne itam lu bëri. aar bi dugal ci man fecc boo xamante ne fecc culture bu ñu nee culture dëgg mu dugal ko ci man. lu mu la jàng dina la expliquer ne lii la xeet bii la. nii lañ koy fekkee lii moo tax ñu di ko fekk wéy bi nii lañ koy wéyee lii lay tekki lii moo tax ñu di ko wéy. cérémonie bii moo tax ñu di ko wéy ni maa jàllu paix à son âme également moom tamit. fecc bale ndax processus bi gudd na ndax fecc bale moom ku nekk xam na ne yomb na moom boo ne taas mbax rek yegg na mais fecc bale nag dafa nekk benn xeetu fecc ndax processus am gudd na. processus am nag gudd na du mës a jeex. du mës a jeex parce que toujours tu apprends te li may gën a bëgg xale yi di ci dugg bu ñu duggee ci bale di fecc nañu xam lu ñu tëgg bu ne. lan lay tekki. parce que fecc boo gis am na tur. am na fu mu xeetoo yi tax. li may bëgg daal mooy ñu nekk ci aar bi nañu jàngiwaat. nañu jàngiwaat bu baax fecc bale. Iphigénie Dulumba kan moo ko moom. Dulumba bambara yi ñoo ko moom Malien yi ñoo ko moom waa Guinée buñ la feccalee Dulumba mu doon feccu góor. Dulumba feccu góor la ci la góor yi di wane seen doole. góor bu ci nekk rek ci Dulumba la ñuy xamee sa doole. am na beneen bu ñuy wax xaw ma bagaru bu gërëbu. bu gërëbu. bu gërëbu feccu joolaa. feccu joolaa. gërëbu feccu joolaa. boobu itam góor ak jigéen da koy fecc. ndax mën nga ñu sitel benn ci feccu séeréer yi. feccu séeréer yi mbilim. mbilim. mbilim mu ngi fi. ko góor mën na ko fecc jigéen mën na ko jigéen fecc. mën na ko fecc mbilim góor mën na ko fecc jigéen mën na ko fecc. te dañ koy faral di utiliser aussi ci bale yi. utiliser waaw ci bale yi. ci bale yi. waaw. ginnaaw apprentissage bu doy sëkk boo xamante ni am nga ko ci sa jëwriñ bi nga xam ne def na ci yow lu bare tey jii ci am fecc bi nga jógee foofu noonu lan la sa xel dëkk dem. waaw bi ma jógee nag ci Mansourdine am na yeneen bale yu ma jaar 2 à 3. bi ma demee nag ba xam ne nag man ni am naa tuuti. lu ma yàlla may waa vraiment ma ne pourquoi pas ma bañ a ragal te sosal sama bopp tuub. war na mën a nekk. di ci xalaat di ko bind. di ci xalaat ba benn bés ma xëy ma ne sama jëkkër man daal dama bëgg vraiment ubbi sama bopp bale. ne ma ne ko boo ko ñenee rek ati ñu jàpp ci ma góorgóorlu rek. jéem a ut tur bu ma ko tuddee rek ut samay kayit ut sama salle commencé woo artistes yi ñuy ñoo xamante ne ñu ñoo fekkandoo. ma commencé liggéey ak ñoom. nga taxawal tur bi depuis ñaata at ak léegi. bi ma taxawee tur bi ak léegi def na 8 ans. def na 8 ans. def na 8 ans. ba léegi dara ñaawul man samay artistes yi ñooy ànd partout di leen di jouer bi franchement. ñuy profité di nuyu bu baax a baax monsieur Diallo. di nuyu suñu xarit yooyu ñun Wëz Bécateur doomu ndey Assane Papa Diouf ñun nga doomu ndeyu Papa Diouf ñu ngi koy dooteel bu baax di ko ziara di nuyu aussi suñu système bi nga xam ne ñu ngi gën feebar moom itam suñu système bi moom ñu ngi koy dooteel bu baax di ko ziara. On vous rappelle que yéen a ngi suivi seen émission Wan Ma Sarr li ko tax a jóg di lenn lu dul jéem a lëj mbët li nga xamante ni moom mooy fukki aar ak ñaar yi muy 12 aar yi nga xamante ni mu existé ci ëttu aar wàllu wu ci nekk ñu jëm ci lëj mbët saytu nga xool ñi ko nànk ñan la ñuy def ba root ci ñoom li nga xamante ne ni moom moo war a jëriñ askan wi wala ndaw yi nga xam ne dañuy gëstu ci aar tey jii précisément ñu nekkaat ci Liberté 6 nekk kër Iphigénie Ndiaye Liberté 4 plutôt excusez-moi nekk kër Iphigénie Ndiaye madame Bokandé toog waxtaan ak moom ci carrière alors nga créé sa groupe mu nekk nag léegi nekkatul say mbiri bopp yow kese moomatoo sa cëggal guy nekkatul loo xam ne yow donc yaay décidé bu ma neexee damay def bu ma neexee damay dindi bu ma neexee damay dem bu ma neexee damay toog dafay laaj consensus à chaque fois ngeen war a def dara ndax nekkul loo xamante ne nii luy métti la. méttiwul parce que ñi ma ko seetloo ndeysaan dañu nekk ñoo xamante ne dañu am yërmande ci man. waaw dañu xam ne man liggéeykat laa dañu xam fi ma bëgg a jëm. ba nga xamante ne dañu may soutenir à chaque fois ba lu may def ci bale bi muy tey jii su ma naree jënd déguisement bu bees
pour batterie damay toog concerté wu ak ñëpp. ne leen lii laa bëgg pour batterie ku ci nekk na wax sa xalaat. naka lañ koy ñëwee fecckat yi tamit ainsi de suite. dama bëgg déguisement pour balante. lan la ñuy def. ban déguisement ngeen xalaat ne buñ ko ci defee mu rafet parce que man tamit je tiens vraiment à valoriser la culture africaine. Que ça soit dans les accessoires. Que ça soit si habillement. parce que scène bi aussi boo yéegee taxaw rek dans l'énorme war nañu ràññee sa li nga sa colin. ak say accessoires yi nga yor. avant ngay wéy avant ngay fecc. lan lay représenter exactement. accessoire à travers santé bi. accessoire day mottali. ni ñuy waxee couture ni ñuy waxee couture bi am na finition. accessoire day firndeel finition wu ballet. day mottali daal lépp. day indi taar. waaw day indi taar ci kaw scène. que ça soit leket ballet que ça soit layu. que ça soit laar yi ñuy yor. waaw vraiment day indi beneen aspect ci kaw scène. alors seen première sortie seen premier génn taxaw ci kaw scène sax ci fan la woon exactement. waaw suñu première sortie sur scène c'était à l'école Sainte Bernadette ñu amoon seen semaine culturelle woo ñu troupe Théoman dem feccal ñoom it ma di leen nuyu de passage vraiment depuis bi ñu jàppee troupe Théoman ba léegi bàyyiwuñu chaque année ñu ñoo leen di feccal seen majorette man maay monter pas de danse yi waaw vraiment man maay liggéey ak ñoom boobu ba léegi wax dëgg yàlla dara ñaaw. mbaa amul ku fa dagaani. ku fa dagaani ci groupe bi. su sama groupe ci contretemps. wala ñu dëgg contretemps wala. ah non wax dëgg yàlla franchement nag damay sant yàlla. mu jaar ci yoon. Théoman moom wax dëgg yàlla seen bu ñu yéeg yàlla rek a tax may wax seen bu ñu yéeg jël nañ fa ndam wax dëgg yàlla. spectacle yi ngeen jot a fecc bu ban moo la ci gën a neex li nga xam ne denc nga ci ay souvenirs yoo xam ne doo ko fàttali. ah bëri na la. wax dëgg yàlla bëri na. ñoom ci benn rek. bëri na mais am na bu ñu mujjee def à Saint-Pierre. boo xamante ne ndeysaan dañu doon benn séminaire bu ay sœurs ak ay prêtres organisé ñu demoon defal leen animation ndeysaan ba sœurs yi jóg di fecc. loolu ça m'a beaucoup touché. ça m'a beaucoup touché am na benn bu ñu defoon Douta Seck également ñu def Douta Seck ndeysaan ministre de la culture ñëw ñuy fecc ba moom tamit mu jóg ndeysaan di fecc ça m'a beaucoup touché également. festival international yi lu ngeen ciy xaar. ñu ngi ciy yëngu. ñu ngi ciy yëngu ndax xam nga ndeysaan dafa metti en tant que jigéen bëgg ci sa kër bëgg ci sa troupe bëgg ci sa ñaw bëgg ci leneen ak leneen ak ménager sa groupe. dafa xaw a metti mais maa ngi ciy yëngu maa ngi ciy yëngu. madame Bokandé Iphigénie Ndiaye dugg nañ ñu ngi commencé dugg nag ci question vite fait réponse vite fait moom la ñuy commencé dugg. d'abord li ñuy njëkkee mooy lan mooy projet yi présentement. projet yi présentement ñu ngi waaj génne yeneen bale yu bees. yeneen bale yu bees ñu ngi génne yeneen bale yu bees. ñu ngi déposer ay papiers partout. également ñu ngi am lu ñuy wàcc fii ak fin août bi. vers Thiès. sa diggante ak monsieur Bokandé kan moo ci njëkk a déclaré flamme. waaw loolu nag moom monsieur Bokandé. moo ci dëkk déclaré flamme. mu nekkoon en 94. c'est donc présentement kan moo ci jël sa dëkk dëgg à 95%. Jean Gabriel. Jean Gabriel. waaw moom jël na ci sama dëkk. mu ci wàllu yërmande ci wàllu toog ñoom ñëpp am yërmande sax. sa relation ak sa yaay lan la. sama yaay kooku sama xarit la. sama xarit la mu bëgg ma di ma ñaanal saa su lu ma sumb rek sama yaay taxaw na ñaanal ma fu may dem itam muy ci wàllu ut salle de répétition. ndeysaan. c'est très normal émotion boobu noonu mënta ñàkk ci suñuy question vite fait réponse vite fait la bokk. mais lu am importance. voilà ñun noonu rek la ñu koy jàppee li nga xam ne moo nekk ci suñu tableau de bord rek loolu la ñuy posé et je pense que c'est tout à fait normal kuy wax ci say waajur il faut nga dégager li nga xam ne moom ngay ressentir en tant que doom ak yaay vas-y. c'est
que dafa am lu ma touché trop. sama yaay benn jour dañu daf ma ne yow aar bi war nga ci fës war nañ la xam ma ne ko ah yaay bu jotee rek yow mu ne ma jógal ñu dem ñooy sax ñuy dem sax kër benn kër artiste bu mag timis fekk ñu ci yoon bi ñuy dox sama yaay dàll yi mu sol muy dox ba carax yi dagg mu ubbi kalpeem jël péngu yu dijj yooyu ñu daan péngulee couche xale yi sama yaay ëlbateku daal ëlbati dàllam péngu dàll bi solaat ko ne ma nag loolu daf ma touché daf may marqué heure bu may yéegee si scène lu may liggéey lu mu metti metti loolu bu ma ko xalaatee rek mu gën ma yokk jom parce que xam naa sama yaay ni mu ma bëggee ak fu mu bëgg ma egg si aar fa di ko ñaanal fan bu gudd ak wér. La relation entre mère et fille mu nekk loo xamante ni lu extraordinaire la ñu ngi jégalu bu baax a baax xëy na sax moom ñu ngi yóbbaale parce que c'est fort complicité bi nga xam ne dafa am ci diggante yaay ak doom donc ñun itam ñu ngi jégalu bu baax xëy na rek du ñàkk bu ñu invité artiste c'est tout à fait normal aussi ñu laaj relation ak waajuram parce que waajur kenn mënta dox carrière ba mu jeex te waajur participer wu ci donc c'est tout à fait normal say fecckat kan moo ci gën a nekk perturbateur. sama xëytikat yi nag moom ndeysaan samay xarit lañu bëri nay perturbateur mais perturbé ndeysaan heure liggéey bu ñu defee dañu ne tàkk des fois nag ñu foo entre liggéey gis kenn def benn affaire ñu ñëpp ñu reetaan arrêté répétition bi ree continuer nga xam ne rek ñun ñëpp ñoo bokk yam kenn xeebu ci sa morom kenn newul maa ci ëppale nii waaw ñun ñëpp benn lañu. say doom ku ci gën a nekk perturbateur aussi. ñoom ñaar ñëpp ñaari góor yi. jigéen ki moom amul problème mais ñaari góor yi ñooñu moom samay xarit lañu ñooñu ñoo may sonal dafay def sax seen pap bu surtout taaw bi seen pap bu liggéey jee sax bu ma woowee téléphone ne ma ana Richard tey mbaa sonnalu la parce que xam na ni may sonn dañuy dem ba naan seen pap sama yaay nobatu la léegi ñun ñooy ay jëkkëram vraiment mu nekk loo xamante ne complicité la entre man ak samay doom mu neex ma trop ndax ñeme nañ ma te respecté nañ ma aussi. monsieur Bokandé tey jii bu ñu la waxoon pour nga seede ci moom en tant que sister en tant que rakk bu jigéen lan ngay wax ci moom. monsieur Bokandé jàppalewu ma man rek troupe Théoumac yëpp la jàppale parce que musuma am prestation. ñu fay ma cachet ma ne lii dama koy génne pour déguisement wala lii dama koy génne pour accessoire wala pour ay jéembéeg yooyu musul am lu ñu sol suba ba jant sol monsieur Bokandé moom moo génne xaalisam ne ma xoolal Théoumac lan la ñu soxla ñu ko jëndal leen ko ba si ñaari machines yi ma yor benn bi nekk sama kër yaay ak benn bi ngeen gis ni si gannaaw xaalisu monsieur Bokandé la jaar. dafa mel ni mooy parrain bi comme. daa mel ni moom mooy parrain. lu ne mu ngi koy def pour Théoumac jënd na Théoumac ordinateur. instrument yi Théoumac am yëpp moom moo ko jënd. moom moo ko jënd Théoumac daal lu muy taxaw ci kaw seen nu mu mel ci kaw seen. bokk na ci. gannaaw yàlla bokk na ci. dëgg yàlla. lan mooy kàddu yi ngay dénk d'abord say fecckat avant ngay tàggatoo. ci leen wax ne rek ñu gën a góorgóorlu yoon bi sori na metti na waaye loo xaar lu ne du la fa mës a fekk xool na nu ñu gën a góorgóorlu gën a jàpp li ci kanam mooy daal. ndax am na tey ay kilifa yooyu woo ngir ñu jàpp ci Théoumac. waaw ndeysaan damay woo le président de la République monsieur Macky Sall ak madame Marième mi nga xamante ne jigéen la te bëri na yërmande. may koy lancer appel. mu jàppale troupe Théoumac. ministre de la culture mu jàppale ñu bu baax ndax lieu de répétition. amuñu ko. ñaanuñu xaalis de. ñun fu ñu liggéeyee la ñu bëgg. ndax Blaise Senghor artistes yëpp xejuñu fa. ñëpp mënuñu fa répété. yeneen centre socio-culturel yi da ngay def sa demande nga dem ñu ne la fii rythme mënu fi am. te ñu ne centre socio-culturel. man yëf bi jaaxal na ma.
jaaxal na ma trop même da ngay dem pour nga fay pour répéter sax doo am foo répéter ba tax na gis nga sama kër yaay dañuy répéter mu nekk loo xamante ne jaaduwul centre socio-culturel yi artistes yi ñoom ñoo ko moom loolu nag metti nañu torop ma bëggoon nag wax dëgg yàlla ministre de la culture mu jàppale ñu ci loolu mu jàppale ñu bu baax ci loolu di interpeller encore monsieur le maire bu Liberté 4 ak Barthélémy Diaz sama frère sama mbokk waaw vraiment sama frère en Christ ma di ko ñaan moom itam mu jàppale waa Ballet Théâtre waaw ndax moom mës na fekkee suñu prestation Grand Théâtre boo xamante ne école Sainte-Bernadette ñoo ko organisé woon mu ñëw taxaw toog seetaat suñu prestation ñu kontaan ci loolu te bëgg naa mu jàpp ci itam lan ngay tàggoo di gërëm sant yàlla rek di sant yàlla di gërëm ñëpp ndax tey jii ku nekk bëggoon na def témoignage ci sama émission bi mais ñëpp mënuñu ci xeet dëgg yàlla mais di wax ne rek yal na jàmm yàgg ci àddina nañu ubbi xol yi yàttal xol yi ñun ñëpp benn lañu waaw ku ci nekk ubbi sa xol aar bi yaatu na ku tànq naan ba suur du tere rek danga fiy bàyyi ñun ñëpp nañ yaatal xol yi nekk benn liggéey ku ci nekk sa wërsëg rek ngay yootu yàlla du ne mukk wërsëg ko diw dama koy jox diw déedéet ñun ñëpp benn lañ te ñun ñëpp xej nañ ci di gërëm waa Flamme TV di leen sant wax dëgg yàlla démb ba tey yéen ngi ak man mu taw mu naaj yéen ngi ak man wax dëgg yàlla di leen gërëm bu baax di leen gërëm di leen sant mënu ma leen fay suñu borom naa leen di bàyyi rek ñu fay leen. L'invité était Iphigénie. L'invité était Iphigénie Ndiaye madame Bokandé ñi ngi koy gërëm di ko sant bu baax a baax ci disponibilité bi d'abord parce que dafa bàyyi nag répétition rien que pour toog ak ñun def émission mais l'ensemble du groupe teew mag muy bale bi yëpp ñu ngi leen di gërëmaat di leen sant bu ci liggéey bu rafet bi nga xamante ni ñoo ngi koy def di sant internetu Flamme TV waaye képp koo xam ne fans bale teew mag nga fekkee bés bi ak nga ñàkk koo fekkee ñu ngi lay gërëm di la sant ci turu Iphigénie Ndiaye mi nga xamante ne nii. grand nuyu nañ la. maa leen di fay. waaw daf yaa ngi ci jàmm. waaw ça va bien. tur bi naka la. man c'est Jean-Gabriel Bokandé. Jean-Gabriel. donc Jean-Gabriel yow doom nga ci Iphigénie. waaw ñu bëggoon a xam tuuti rek lan mooy sa rapport ak sa yaay maanaam sa diggante ak sa yaay maanaam seen rapport yéen ñaar. bon man sama yaay c'est comme sama jabar la parce que chaque jour dama koy sonal et tout. ba pare tamit ku baax la aussi. mënoon nañu ñëw tamit di ko sonal mu jànni ñu wala dara mun nañu poussé fii affaire yooyu dem nañu feneen affaire yooyu mais deful loolu quoi daf ñu jàppee comme jëkkëram comme sama doom Raoul daf ñu jàppee comme jëkkëram et tout ba pare ku baax la macha allah. donc daal li nga wax buñ ko xoolee ba ci biir daal mën nañu wax ni yow ak sa yaay ay complice ngeen. waaw ay complice lañu. bu fekkonte ne am na benn affaire bu ndaw boo xamante ni bëgg nga sa yaay bàyyi ko lan lay doon. bon man aw ma lu mu koy wax mu bàyyi de. aw ma lu mu koy wax mu bàyyi. parce que daf may jàppale si yu bëri tamit comme roy naa lu bëri si moom aussi comme la danse et tout. roy naa ko si moom am naa page Instagram et tout grâce à elle. bon page aussi mun ngeen dugg abonné si et tout. bon attends donc c'est la page est là. Bon, la page s'appelle Nokos Dance Mix, comme ici. Bon, je fais des vidéos ici de danse et tout. Comme ici avec ma maman. On fait des vidéos et tout, vous voyez. Ça y est là, bon. Ok. C'est bon. Donc, mën nañu wax ni daal say mooy sa référence. waaw mooy sama référence mooy sa confidente. waaw mooy lépp man. donc mën nañoo wax alhamdulilah. ku am yaay ju mel noonu boo mën a def témoignage yu mel nii ci moom. donc loolu sant yàlla la bu baax a baax donc waaw bu ñu jógee ci sa yaay. bon ñu ñëw ci monsieur Bokandé. waaw mën nañu wax ni mooy paa bi mooy kilifa gi. waaw mën nañu wax ni sax. mooy doom ji léegi. ndax yéenay kilifa yi. donc ñu bëgg a xam tamit sa rapport ak monsieur Bokandé lan la. bon sama papa dama kaa sonal bañ naa wax tur sax bi ma koy wooyee
mais dama ko sonal trop dama ko sonal surtout bu des fois damay ñëw ma def comme sama rakk da nga sama rakk day ñëw tëdd si kaw di ko bisu affaire yooyu noonu damay ñëw tamit tëb si kaw ak bisu ko bu ko defee mu ne genre bi bàyyi li ngay def quoi yaa ngi may coxataal wala affaire yooyu noonu kii moom tamit ku baax la ba pare ñun lu ñu laaj daf ñu koy jëndal lu ñu laaj ni ko la gisoo bii nii iPhone bii moo ma ko jëndal et tout dama ko laaj rek mu ne ma loo bëgg ma ne ko iPhone tak mu jëndal ma tamit man lu ma bëgg def si dox même si ay affaire filmé ay yii ma soxla dara lu ma laaj daf ma koy jox macha allah. donc mun nañ ni famille bi donc harmonie am na ci jàmm am na ci yéen a ngi dund daal en parfaite harmonie. donc loolu aussi sant yàlla la. waaw ñu lay jaajëfal. waaw di kontaan ci tontu yi nga xamante ni indil nga ñu ko ci sa papa ak ci sa yaay ak ci famille bi. ñu ngi lay jaajëfal di la remercier bu baax. ok merci. Chérie, comment vas-tu? Je vais très bien. Alors, nous avons terminé l'émission avec ta maman. Oui. Donc, qu'est-ce que tu vas nous dire aujourd'hui à propos de ta maman? Ma mère est très belle. Je l'aime trop. Quand je lui dis de m'acheter des jouets, elle m'achète. Aussi, quand je lui dis de vendre des nourritures, elle m'achète ça. Aussi, quand je lui dis je veux jouer à mes jouets, elle me dit oui. Aussi, même si je veux jouer dans la télé, elle me dit oui aussi. Et des fois, elle te gronde pas? Oui, Elle te crie? oui. Des fois? Oui, un peu. Et ton papa, M. Bokandé? Non. Vous n'avez pas de rapport? Tu l'aimes pas? Mon père, Oui. je l'aime. Comme tu aimes ta maman? Oui. Et qu'est-ce que tu vas dire à ton père aujourd'hui? Si tu as un message à dire à ton père, à envoyer à ton père. Salut papa, je t'aime trop. Je t'aime trop, mon bébé. Et à propos de ta maman, à propos de la danse, ça te plaît? La danse, oui, ça me plaît trop. Et tu comptes devenir une danseuse aussi? Oui, Tu comptes devenir une danseuse? oui, Tu fais des répétitions? oui, Des fois tu pars? oui, Tu as déjà commencé? oui. Alors, dans quelques années, peut-être 1 an ou 2 ans, tu seras professionnel. N'est-ce pas? Oui, Tu auras une école de danse aussi. oui. Ok, merci beaucoup. De rien. Bisous.